asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi rawatina téléspectateur yu seen télévision Khass TV gannaaw bañ leen nuyoo ku si nekk sa tur ak sa sant rawatina ñi nga xam ni mooy les sénégalais de la diaspora nga xam ni saa su ne dañuy bàyyi xel li nga xam ne mooy li xew ci réew mi ñu fas yéene tamit ñoom di leen ko yeggee en temps réel ci noonu tamit ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy yeewoo ci biir réew mi fu ñu waay mën di nekk góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant ci seen fidélité comme ni ñu koy defee saa su ne rek lépp lu soxal askan wi ni ki ay xabaar ci fànn bu mënti doon rawatina lépp loo xamante ni ji rek dafa jëm ci wàllu yëngu-yëngu yi nga xam ni mi ngi xew ñaare ci biir réew mi jëm ci lu soxal askan wi dinañ leen koy indi tegal la ko ngir am ngeen am ci lu leen gën a leer ni ki noonu nag tey moo tax ñu déplacé wu ni olof Njaay di wax rek lu defu di wax lu ay di njàmbat li defu di wax di ay di njàmbat nag bokk na ci jamono yi li nga xam ni mooy li nga xam mooy wàllu njàng meeg njàngale mi nga xam ni am na ay jafe-jafe yu ñu jànkanteel gannaaw ba nga xamee ni lii di feebar bii di mbas mi tënk na ko ci fànn yu bari tey nag ñu déplacé wu ñëw fii ci siège yu CUSEMS authentique fekk fii le secrétaire général Dame Mbodj secrétaire général Dame Mbodj mi nga xam ne moo jiite CUSEMS authentique ñu daal di ñëw fas yéene seq ak moom ay laaj ak tontu yoo xam ne dina jëm ci lenn ci ay leeral bàyyi ko ci loolu nga xam ne rek mooy njàng meeg njàngale mi nga xam ne jamono yi nemmee ko nañ ci ay jafe-jafe ak njàqare gu mag goo xam ne ji rawatina ci ñi nga xam ni ñooy parents d'élèves yi ak ñi nga xam ne tamit ñooy corps d'enseignants yi kon dañuy jox kàddu gi monsieur Dame Diop Dame Mbodj mu nuyoog askan wi téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu daal di ñëw nag dikk ak moom ci laaj ak tontu yi fas yéene dox suñu diggante ak moom asalaamaaleykum monsieur Dame. maaleykum salaam maa ngi lay sant la gërëm ci li ngeen ma tànn pour ma ñëw waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nekk ci njàng mi maa ngi nuyu sa internautes yi di leen wax ni maa ngi kontaan seq ak ñoom tey waxtaan wi nga xam ni moom la ñu mébét te ñépp xam ni jafe-jafe yu bari moom la nar a andi ci réew mi kon nag lu ci nekk rek boo ma ko laajee dinaa la ci wax sama xalaat te dinaa la ci wax sama xalaat pour intérêt réew mi parce que réew jàng ak jàngale moo ko yor kon nag maa ngi lay sant di la gërëm ginnaaw bi ma nuyoo nag jàngalekat yi bokk ci CUSEMS authentique yépp ak jàngalekat bu nekk Sénégal ak réew mi boor ba mu ci mën a féete lii daal lay duggee nag di toog déglu la ci say laaj loo ma laaj rek ma wax la li ma ci xalaat. monsieur Dame Mbodj ginnaaw ba nga xamante ni ji yàlla def na njiitu réew mi ak membre du gouvernement bi rawatina ministère de l'éducation nationale Mamadou Talla jël nañu ay dogal ci ginnaaw bañ ko jéemee lu tolloog ñaari yoon te antuwul bi yoon nag ñu daal di koy door ni ki 25 juin bi ñu génn di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu génn ñu dooraat li nga xam ni mooy njàng meeg njàngale mi ci classe d'examen yi lu ci mel ni baccalauréat BFM ak CFEE yow en tant que nga nekk ci corps bi nekk ci expert aussi jiite tamit benn syndicat boo xamante ni ji ràññee nañ leen ci ni nga xam ne noonu la ñuy défendre pas seulement les intérêts des enseignants mais les intérêts de l'éducation d'une manière générale tey boo amoon benn jàngat booy def ci reprise boobu lan lay doon. jërëjëf li nga wax dëgg la ndaxte nguurug président Macky Sall ci biir mbas mi ba mu yóbboo xale yi ci bër ne léegi xale yi ñoom nañ toog seen kër mu ne moom décidé na ne xale yi mënuñoo ñëw jàng si ndaxte dañoo nekk ci biir mbas léegi nag loolu bi ñu ko defee jéemaat na pour ubbiwaat ko lu mat ñetti yoon avant muy dugg ci ñeenteel bi première fois bi mu ko jéemoon mi ngi nekkoon juróom-benn fan ci weeru avril mu jéemaat ko ñeenti fan ci weeru mai jéemaat ko ñaari fan ci weeru juin yépp benn sottiwu ci bii yoon nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi moom mu ne ak lu mën a am moom day daal di ubbi ay école am loolu nag ñun leen ciy jàngat rek mooy parax dañoo seetlu ni parax am na maanaam yàkkamte gu metti moo am ci niñ ubbi waate école bi te tooguñu waxtaan ak ñi nga xam ñoom lañ ko war a siqal mu ñun ñi nga xam ñooy acteurs yi ak ndongo yi parce que suñu laajee xale yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo war a jàngi ñoom d'accorduñ ci dem jàngi ñépp dégg nañ leen ñu wax ko seeni waajur tamit d'accorduñ ci dem seeni doom dem jàngi kon nag bu jàngalekat yi d'accordul ndongo yi d'accorduñ waajuru ndongo yi d'accorduñ ndaxte dañ ne dañoo nekk ci biir mbas te wóorul kon bu ñu yàkkamtee rek am na lu tax ñu yàkkamti li tax ñu yàkkamti nag il faut Sénégalais yëpp xam ko li tax nguuru président Macky Sall di parax yi pour ubbiwaat école yi quelle que soit situation mu ubbi ko li ko waral rek mooy
dafa am école boo xam ne pare na ak école bu parewul école bi pare nag moom école privée la boo xam dañoo am doole du école privée yëpp parce que du Sénégal du privé yëpp am doole dafa am privé bu am doole ak privé boo xam si xaw naa am doole ak privé bu néew doole léegi nag privé boobu néew doole moom privé boobu moom la président Macky Sall bëgg a sacrifier parce que ñoom parewuñ ñoom ak public bi waaye même bu ñu parewul moom dafa décider ni moom day bàyyi école bi mu ubbi léegi nag loolu moo tax ci kàttanu yàlla ñun li ñu gis mooy lii ñu bëgg a def nii pour sauver doomu borom barke yi la pour nag daal di leen permettre ñoom comme dañoo am ay préinscription ñu jot seeni préinscription ci nu mu gën a gaawe pour que ñu organiser leen bac bi août daal di leen di ak début septembre bu ko defee ñoom ñu daal di mën a dem seen yoon daal di dem jàngi Europe lii moo tax parax bi am nuñ mën a def rek ba ñoom ñu daal di ubbi seeni école jàng bu ko defee ñoom ñu mën a jot seeni comme jot nañ seeni préinscription ñu dem mën a jàngi Europe lii moo tax ñuy parax-paraxi léegi bu ko defee li ñu des de mooy sacrifier doomu baadoole yi léegi nag au profit de doomu borom barke yi lii rek moo tax ñuy parax-paraxi waaye public bi moom parewuñ ak privé bi amul doole ñoom parewuñ parce que bu ñu xoolee public bi ñàkk nañu ren juróomi weer muy benn weer boo xam ne ñu ngi ko ñàkk ci mois d'octobre nga xam ne at mu ne dañ koy ñàkk mois d'octobre beneen bi mooy gereew nañ ñaari weer yoo xam même bu ñàkkul ñaar yëpp ñàkk nañ benn bi boo ko ci boolee muy ñaar ak ñetti weer yi fi mbas mi def muy juróomi weer waaye léegi nga ñàkk juróomi weer war a rattraper nga ne léegi sama yoon nekku ci léegi moom benn weer rek lay rattraper muy mois de juillet loolu nag ça pose problème mois de juillet kese doyul pour rattraper te léegi nag ñoom mois de juillet bi kese lañ bëgg a jël pour rattraper at mi kon nag ñun jàpp nañ ne ren gouvernement Macky Sall dafa décider tëbal xale yi mooy bàyyi leen ñu jàll classe yoo xam ne waxtu yan waroon a jànguñu ko xam-xam bañ waroon a def ci ñoom defuñu ko ci ñoom bu ko defee ñu tëbal leen parce que dañoo bëgg a sauver ay doomu borom barke lii moom. ci loolu dama dégg nga ni école privée bu am doole ak yu néew doole ndax loolu mën nañoo xool li nga xam ni maanaam citation yooyu école privée bu am doole boobu ban la ñi néew doole ñan la. école bi am doole bu privé bi am doole bi mooy ñu ne ca xolu Ndakaaru ñoom moom am nañ doole ñoom ña nga ca xolu Ndakaaru ña ne ca xolu Ndakaaru jarul lim parce que ñëpp xam nañ leen parce que école privée yi nekk ci xolu Ndakaaru moom ñoom kese ñoo fa mën nekk parce que Ndakaaru dafa cher foofu mënoo faa ubbi école te amoo doole ca xolu Ndakaaru lañ nekk jarul di leen lim. Sainte Jeanne d'Arc institution Sainte Jeanne d'Arc ay bu ñu jëlee ay Immaculée Conception ay Sacré-Cœur et cetera mooy école yi nga xam daal am nañ doole ñëpp xam nañ leen ci réew mi quoi ñooñu ay borom barke la fa seen i doom di jànge ñoom danoo am seen i préinscription te noo war a dem Europe jàngi waaw ñoom ñooñu nag la gouvernement Macky Sall bëgg a sauver léegi nag ñi nga xam amuñu doole mooy ñi ne ci banlieue yi ak ñi nekk ci région yi ñoom amuñu doole d'ailleurs école privée boobu sax ñoom lañ bëgg a rey nii parce que ñoom amuñu sax fi ñu toll nii lu ñu fayee seen i location amuñu lu ñu fayee seen i jàngalekat donc école privée boobu moom ci dee la jëm maintenant nag ñoom école privée boobu nga xam dañoo am doole moom lañ bëgg ñoom protéger xale ya fay jàngee parce que ñooñu kon ni ma leen tuddee benn ñebbe ci cin lañ waaye ñebbe bu naqaree togg lañ ñoom danoo war a dem jàngi Europe jot nañ seen i préinscription li des rek mooy ñu jox leen seen baccalauréat ñu dem d'ailleurs am na sax ñenn ci ñoom mooy ñi nga xam ne programme français la ñuy suivre ñooñu am nañ seen bac fi mu toll nii ñu ngi fii Sénégal ñu commencé nañoo arrosé ndaxte France moom ren dañuy annulé na bac bi day def dañuy tuddee passage à partir des contrôles continus léegi loolu la France décidé moom du def bac ren France kon école Dakar yi nga xam ne ñoom ñi ngi bokk ci programme français boobu ñoom am nañ seen bac ba pare ñi des rek mooy ñi nga xam ne ci programme sénégalais bi lañ sukkandiku donc ñun leen jàpp daal mooy lii ñu def nii sénégalais yi ñu ngi seetaan mais musiba la nar a jur ci réew mi ndaxte jàng ak jàngale du caaxaan décision yi ngay jël day am jeexital ci ëllëgu réew mi xale bi nga xam la mu waroon a jàng ko bu ëllëgee day feeñ ci moom parce que niveau da nga koy am wala nga ñàkk ko te soo ko xasee ñàkk c'est fini nga xale bi nga xam ne dafa nekk ci benn classe la mu waroon a jàng ci xam-xam jàng ko surtout que sax ren ñoom d'accord nañ ne temps bi doyul ba wàññi nañ temps bi nu waroon a jàng kon xam-xam ba ñu waroon def ci ñoom duñ ko def ci ñoom kon dañ leen di tëbal ay classe mais tëbal classe musiba la mooy bu demee bu ëllëgee classe ba mu war a nekk du comprendre la muy jàng
parce que la mu waroon a jàng pour mu mën koo dimbali pour mu comprendre classe bi mu nekk loolu la jàngul. kon nag ñun leen jàpp mooy président Macky Sall mi ngi jël décision bu rëy ci réew mi sénégalais yi nag ñu ngi seetaan kon nag ñun leen jàpp mooy bu ñu seetaanee lii nga xam ne moom moo nar a am ni mooy xale yi ñu tëbal mooy niveau bi déjà yàqu woon na mais day gën a nasax te niveau bu gënee nasax bu ëllëgee xale yooyu ñoo nar a nekk ay magistrat war a am xarañte gu tax bu ay nit ñëwee ñu war leen a àtte ñu àtte leen ci yoon magistrat yooyu nar a génn ci génération bii nga xam ne maa ngi leen tuddee génération Covid 19 sacrifié kon musiba dana dal ñoon sénégalais yi bu boobaat lu nu àtte rek du jaar yoon loolu laa gëm ñoom ñoo nar a nekk ay médecin di nu faj bu boobaa ku fi feebar bu ñàkk fayda da ngay dee ñoom ñoo nar a nekk ay jàngalekat di jàngal suñuy doom kon xam-xam bañ war a def ci xale yi duñ ko ci mën a def ba niveau ba day gën a wàcc te ingénieurs yi nga xam ñoom ñoo war a génne ci ñoom it nga xam ñooy tabax suñuy bâtiment bâtiment yi ni tabax dana daanu suñu kaw kon nag ñun bu ñu nax suñu bopp ñun Sénégal yépp a ngi seetaan waaye bu ëllëgee décision yii nu jël ci suñu kaw la jëm kon nag président Macky Sall décidé na saboote njàng mi def lu ko neex ànd ak ministre bi nga xam si cuune la ñëpp d'accord nañ ko man loolu tax sax ma tudde ko ndóndi bu ñu daakaande parce que ndóndi bu ñu daakaande sax a ko tane waaw kon nag ñun kay fi mu toll nii ñun Sénégal ñoo ngi ci guuta mooy kuy am réew boo ko bëggee yàqal njàng ma rek te ñoom yàq nañ njàng mi mooy réew mi yàq nañ ko lii mooy sama position man ci loolu nga ma laaj. loolu yaakaar naa ne ciy leeral am na solo par rapport ak ni nga xam ni noonu la njàng mi di sooxee ci jamono yi nga xam ni ku ne xam na ni mbas mi laal na secteur bu nekk rawatina njàngale mi ndax yow ci li nga xam ni foofu la ñuy rebondir ci maanaam sauver njàng mi ba gën ci jël ay privilèges ci yenn ci école privée yi am doole ak ñi amul doole li nga xam ni mooy fonds yi nga xam ni état bi dégagé nañ ko mu nekk force Covid 19 bi ak accords yi nga xam ne signé na ko ak secteur enseignant bi. est-ce que réellement yéen gis ngeen ci seen bopp wala bu fekkee lu nu mel am na fan ngeen ci toll. ñun gisuñ ci suñu bopp ndaxte président Macky Sall secteur yépp mi ngi leen di dimbali waaye njàng mi moom intéressé wu ko président Macky Sall nag loolu bettuma ci moom ndaxte moom bi mu fi nekk premier ministre nee na woon enseignants ay terroristes lañ bi mu fi nekkee tamit président ak léegi moom moo fi jël ay jàngalekat yóbbu leen ci ay commissariat di leen bundoxataal pour ñu joxe seeni notes alors que danoo grève woon président Macky Sall moom njàng mi intéressé wu ko d'ailleurs ñoom c'est normal parce que seeni doom jàngewuñ ci école publique bi xam nga tey ministre yi réew mi bala mu woon a dox dañ naan ku fi nekkati ministre wala nga nekk fi DG yore fi ndombay tànk ci réew mi sa doom day jàngee ci école publique bi loolu dañ ko war a def ab loi waaye ñoom faalewuñ école publique bi faalewuñ hôpitaux yi ci Sénégal parce que fajoowuñ fi jàngewuñ fi seeni mbokk fajoowuñ fi jàngewuñ fi loolu mooy dëgg moo tax njàng mi ñu saboote ko ñoom dérangé wu leen parce que ñoom seen dara nekku ci bu yàqoo yàqulu leen waaw léegi nag donc moom président Macky Sall bi mbas mi amee dafa yëkkati benn milliard ne moom lay jox enseignement général pour dimbali leen jël benn milliard jox ko enseignement technique formation professionnelle ba noppi naan leen dem leen ci banque yi li leen manqué ngeen leb ko fa mais loolu xam nga loolu waxu ko daanu ci saret la yow ku amul parents d'élèves nee nañ fayuñu amuñu loon fayee waaw bu parents d'élèves fayul boo lebee ci banque yi foo koy fayee xam nga loolu waxu caaxaan léegi moo tax ñu ni solution bi du loolu leen joxe dafa tuuti benn milliard réglé wul problème bi parce que dañ ne bu ñu ko séddale woon tey benn école du am lu ëpp juróom-ñaar fukki junni alors que juróom-ñaar fukki junni moom ci yenn école yi bu juróomi élève wala juróom-benn élève fayee seen mensualité sax mu mat ko donc yow waxu caaxaan donc ñun leen jàpp mooy solution bi du foofu solution bi mooy lu mu gàtt-gàtt président Macky Sall dafa war a tibb ci fonds boobu mu tuddee fonds force Covid 19 nga xam ni junni milliard la mu jël ca lu mu gàtt-gàtt fukki milliard dimbalee leen ko parce que benn milliard mënta régler problème bi loolu su ko defee dana leen mën a suqali bu ko defee ñoom ñu daal di mën a fay seeni location fay seeni jàngalekat ten encadré ko parce que xaalis ba waruñu leen koo jox ñu def leen neex parce que jàngalekat yi ñeenti weer a ngi nii yiy jàngale ci école privée yooyu nga xam ñu ngi leen tuddee ay école ay enseignants vacataires yooyu ñeenti weer a ngi nii fayekuñ seen salaire te yore seenu njaboot war a dundal seenu njaboot kon nag li ñu wax ñun mooy nan leen fay seeni salaire kon nag loolu pour ñu mën koo def parents d'élèves yi bu ñu leen fay leen tam mun ñoo fay ndaxte danoo am ay jafe-jafe ci biir mbas mi te ku ci nekk ñi bëri ñoom sax ñàkk nañ seen liggéey wala ñi ñàkkul seen liggéey la leen doon fay daa wàññeeku kon nag ñoom mun ñoo fay parents d'élèves moom mun ñoo fay te man li ma gëm mooy
di leen bundaxatal temps yi école privée yu bëri ñu ngi leen di bundaxatal nag naan leen da ngeen di fay par force mais parents d'élèves yi état bu mu seetaan ba ñu sacrifier xale yi parce que ñu ngi menacé ne xale bu fayul bu waree def examen kenn du déposer dossier am du def examen loolu coow la nar a ànd ci réew mi benn xale duñ fi génn dossier am xale yépp ay def examen président Macky Sall na jël ay responsabilités am nguur boo ko yoree da ngay jël say responsabilités mais waroo toog di seetaan parents d'élèves yi képp kuñ ci tere sa doom mu def examen dinañ taxaw fii fipp ñun ñëpp parce que ñoom réew mi moomuñu ko donc ñoom ñoo tëj école yi ñoom moom président Macky Sall moo tëj école yi toog ba mu nekkoon da koy tijji ba noppi tëj entreprise yi presque seen liggéey kenn mënul woon a voyager kenn mënatul a liggéey ñëpp ñàkk seen liggéey kon nag bu ñu bëggee jàmm nanu bàyyi xale yépp ñu dem jàngi président Macky Sall fayal xale yi jàmm ni ñooy yi bu ko deful coow dana am ci réew maintenant nag accords yi nga xam ne ñun xam nga force Covid 19 moom dafa ñëw fekk école boo xam ne si daa feebaru màggat mooy feebar boo xam ne si fépp ay metti amul dara loo xam ne déggoo woon nañ ko nguuru Macky Sall lu mu respecté ñun jàngalekat yi li ëpp ci leen déggoo woon ak moom respecté wu ko te mën naa cee lim ay quelques exemples ba tax bi coow liy am moom déjà bi feebar bi dugg ci réew mi fekk na ñun ñoo ngi ci geraw ci jafe-jafe bu metti aujourd'hui mën naa laa wax ne la jàngalekat yépp a ngi kaas sur imposition mooy lan seen impôt yi ñuy def ci rappel yi dafa ëpp dañuy sàcc xaalisu jàngalekat yi jàngalekat bu ñu jox $1 million rappel dem jël juróom-ñeent fukki junni ya ci moom daal di ko jël ci benn million mooy dañ koy séddoo ak moom ba noppi li des ci at mi ñu yokk ay impôt pour récupérer lañ ko joxoon maanaam lañ ko joxoon ci loxo ndeyjoor la ñuy nangu ci loxo càmmoñ mais loolu mënta continuer dañoo bëgg xaalisu jàngalekat yi ñuy sàcc ci surimposition bi ñu arrêté ko loolu mooy dëgg benn ñaareel ba mooy ni ñuy fayee jàngalekat yi li leen fayee dañ leen a jaay doole ñun rek la ñuy fayee noo xam ni dañuy am suñuy àq suñu yelleef loi bi jox ñu ay droit ñu xañ ñu ko yenn secteur yépp ñu leen di defal séddale maam ñun nag loolu lañ bëgg mu dakk parce que salaire u jàngalekat yi dafa faible par rapport yeneen salaire yi te li tax mu faible mooy régime indemnitaire bi la ñu respecté wul ñun ñu ñuy xañ loo xam suñu droit la yaa may dégg donc loolu jàpp nañ ni bu ñu bëggee jàmm dañuy tiri ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi ñu jaarale ko yoon ku ci nekk la ci sa ak sa yelleef ñu jox la ko nga defee jàngalekat yi seen salaire de misère yi ñu yore mu dakk ñu jox ñu salaire yi mérité parce que dañuy exploité boo demee Côte d'Ivoire jàngalekat buy démarrer day am téeméeri junni ñun fii Sénégal da ngay liggéey fanweeri at ak juróom dem ba war a wala nga liggéey fanweeri at ak juróom-ñett war a dem retraite doo am 400 000 fii Sénégal loolu moo fi am donc li ñuy def nii exploitation la yaa ngi dégg donc ñun leen jàpp mooy loolu c'est un problème beneen problème bi nga xam ne si tamit jàngalekat ñu ngi koy jooy mooy depuis un certain temps mbas mi dugg ci réew mi Mariama Sarr ministre de la fonction publique mi ngi lambari diggante Kaolack ak Dakar nanguwul a signé acte jàngalekat yi acte avancement acte intégration acte validation acte de reclassement mooy acte yi gën a siiw ñiy retraité sax pour ñu jot seen acte de radiation dañoo am jafe-jafe ñoom ñiy retraité waaw donc mais vraiment loolu mooy lan lii pourquoi ñuy ñàkkal fayda jàngalekat yi comme ça di leen suufeel di leen xañ seen àq ak seen yelleef jàngalekat amul lu dul avancement jàngalekat amul lu dul acte intégration jàngalekat amul lu dul acte validation mais ñu téye ko parce que xam nañ bu ñu leen ko joxee da leen a war a fay seen xaalis te bu ñu leen koy fay dañ koy xàppati ci digg bi lii mooy lan lu tax nguuru président Macky Sall siñ fang jàngalekat yi di leen ñàkkal fayda lii leen bëgg mu dakk donc ñun bu ñu yaakaaree ni dañuy toog ñuy salfaane suñu àq ak suñu yelleef ñuy seetaan loolu dañuy nax seen bopp bu mbas mi jeexee ak bu jeexul ba école ubbee danañ jàmmarloo ak ñoom parce que lii mënta continuer beneen bi nag mooy aujourd'hui jàngalekat yu bëri ay contractuels yoo xam ne ñi ngi xaar seeni résultats ci formation FASTEF bi mais ba léegi mënuñu leen jox seeni résultats mais te parce que donc lu leen nguuru président Macky Sall amel la ñoom formateurs yi rek war leen koo jox te du lu ñàkk fayda la ñu jël suñu xaalis di ko pasare ba noppi jàngalekat yi war a jot seeni résultats examen FASTEF joxuñ leen ko aujourd'hui président Macky Sall njariñ la amulul réew mi ci mbirum njàng mi parce que aujourd'hui ay 300 et quelques jàngalekat yoon formé ñu yore seen i diplôme mun leen a affecté pour ñu dem jàngale mooy promotion 2013 bi FASTEF mais loolu ba kañ loolu mooy lan te nguur yi fi jaaragun yépp amul benn nguur bu fi bàyyi jàngalekat yoo xam ne recruté wu leen à part Abdou Diouf moo fi bàyyi ay jàngalekat yu ñu recruté wul président Abdoulaye Wade moo leen recruté mais Macky Sall bi mu ñëwee léegi ay jàngalekat a ngi depuis 2013 yore seen i diplôme mu war leen a affecté ñu war a takk ay jabar
yor seen njaboot yor seen i waajur actuellement mi ngi leen toog leen seetaan def leen yóbbu leen au chômage mais loolu ba kañ. donc président Macky Sall ratatat ji mu nekkee moom nguuram la ñu war a bàyyi te liggéey ñun dañoo bëgg ñu affecté jàngalekat yooyu. beneen bi mooy que ni depuis un certain temps ñu ngi seetlu ni jàngalekat yi nga xam dañoo war a dem stage demuñu stage les mises en position de stage c'est des milliers ay junniy jàngalekat yi war a dem stage ñu bëgg leen a confiner ñu kon ne nekk ay contractuel ñu kon ne nekk ci ay précarité ku ci nekk nga yor say diplôme war a dem ñu former la ñu bañ ne duñ leen former ba léegi ñuy indi sax ay tappale naan ay passerelle professionnelle lañ leen war a dugal parce que passerelle professionnelle moom tappale ga ca nekk sax mooy dañ koo bëgg a def depuis ñu commencé ko ñu ngi koy def concours àll ko wut a nekk concours loolu moom ay syndicat wuyaa lañ dem déggoo ci ak ñoom parce que passerelle professionnelle du wërta nekk concours mais examen professionnel la war a nekk parce que la ko taxoon a jóg mooy régler li nga xam ne daara yu lalu yi am nañ ko ak daara yu kawe yi te daara yu diggu dóomu yi amuñu ko woon mooy mën a am possibilité gravir les échelons sans nga retourner à l'université kooku loolu moo taxoon passerelle professionnelle jóg donc léegi nag dévoyé nañ ko de ses objectifs mais ña ngay jéem a wax sax naan léegi mise en position de stage foofu lañ koy jaare pour bañ a bàyyi jàngalekat yi ñu dem defi stage loolu on l'acceptera pas. nous exigeons que ñi war a dem stage yëpp dem stage te ñu bàyyi seen nombre yu faible yi ak di bot di yenn discipline yëpp ñoo war a dem beneen bi nag mooy aujourd'hui que wàññi nañ programme yëpp moom bac au rabais lañ décidé organiser wax naa ko sànq bac au rabais nag mooy li ñu waroon a xam-xam bi ñu waroon def ci xale yi lan wàññi mais ñu ngi ko wàññi ci enseignement général bi mais wàññiwuñ ko ci EPT bi mooy enseignement professionnel et technique bi ñoom dañ leen a bàyyil seen programme ni mu meloon mais loolu mënta continuer dañuy boddi enseignement technique et formation professionnelle bi EPT bi daf cee bokk ci njàng mi te réew mi sax bu bëggee développer EPT bi dañ koy jox gëddaam dañuy ñàkkal fayda EPT bi et y a des spécificités ci EPT bi boo xam dinaa ci ñëw mooy jàngalekat yi nga xam ñoom ci comme ni ma doon waxee noonu ci problème stage ñoom dañoo am problème muy ñi nga xam dañoo nekk filière gestion ak filière informatique nga xam ay BTS gestion lañu am ak BTS informatique ñi ngi toog kenn formé wu leen amuñu benn plan de carrière ñu bëgg leen a bàyyi ñu toog noonu ba dem retraite on l'acceptera pas Dame Diop na ci àddu te bàyyi ruqam boobu mu ne yott topp ci ginnaaw Mamadou Talla na jël ay responsabilités moom Dame Diop défendre les enseignants de l'EPT loolu moo tax ñu def ko ministre mais ministre boo xam ni di wër ci plateau yi di défendre président Macky Sall te liggéeyoo dara sa bureau loolu la Dame Diop war a arrêter c'est la même chose que Mamadou Talla comme je l'ai dit moom il a montré des limites objectives moom c'est un ministre boo xam si wane na ni cuune la mënta yor njàng mi wane na ko ci côté yépp journalistes yi woo nañ ko moom moo leen woo sax conférence de presse ñu ñëw mu def conférence de presse bi journaliste yëkkat seen loxo mu ne wàcc leen loxo yi ñu ne ko lu tax mu ne yónneewu leen ma question yi xam nga ministre bu xam dara du wax loolu moom xamul fu muy taxaw moom nag Mantes la Jolie la ne woon xam nga ku ne woon Mantes la Jolie di gérer association Moodu Macky Sall gagné élection yi 2012 woo ko jox ko enseignement technique formation professionnelle mu def fa juróom-benn at yoo xam si dara la fa liggéeyul muy seet lu ko loolu parce que Macky Sall moom joxewul poste yi ci compétence moom day séddale comme day séddale poste yi rek seetul ku mën ak ku mënu te moom ay moodu bu ñu ko joxoon ma koy gérer dana ko man ndax yàgg na koo def Mantes la Jolie ca France waaye nag ñu jox ko njàng mi nga xam ne du caaxaan ça c'est du sérieux moom mënu ko yor ñun acteurs yi dañoo gëm ni mënu ko yor parce que koo xam ne xamoo luy année invalide defe nga ni ab ministre éducation dina ni même bu année bi invalidé dinaa organiser bac bi kooku ministre bu xam dara dina ko wax mais moo tax ñun nous sommes très déçus par ce qui se passe d'ailleurs am na ay rumeurs que dañoo nar a dem remaniement mais remaniement buy am wax dëgg yàlla nañ ñu dimbali rek andil ñu ministre bu mën a yor njàng mi parce que ministre bi moom wane na ak nasax wane na ak tële wane na ak tuune te ñun vraiment ñun jàngalekat yépp fieruñ ci mu nekk suñu ministre de l'éducation. ci loolu yaakaar naa ni daam waxtu bi mi ngi ñuy dab te li ñu ci bëgg a étaler yépp comme li ngeen na sa seen programme du xaj sax ci li nga xam ni moom la ñu temps bi may dafa am benn point bu am solo xam naa ne moom la ñuy ñëw rek maanaam résumer ko plus brièvement muy li jëm ci gannaaw reprise bi risques yi nga xam ni ñi nga xam ne ñooy potage yi maanaam élèves yi ñu ngi koy courir avec cette pandémie ba tout récemment signalé nañ benn élève boo xamante ni ji ci région de Diourbel déjà lii di coronavirus bi dugg na ko est-ce que yéen en tant que li nga xam ni mooy syndicat des enseignants boo xam ji CUSEMS authentique ngeen ko tuddee di ci liggéey bu am solo ndax yéen tamit jël ngeen ay matuwaay ngir mën a gën a tamit maanaam jàmmaarloo ak mbas mi ci biir école yi. Président Macky Sall li mu bëgg mooy exposer jàngalekat yi ak ndongo yi ak waajuru ndongo yi parce que ku ci ne boo ñibbee da ngay dajaloog sa waa kër mbas mi fi mu toll ñun dañ ne ko woon na xaar
jërul dara lu fi jar réppi lu fi ñor bañ koy macc ñun leen wax mooy dañ ne woon nan xaar comme moom nee na ñi koy xelal ci mbirum feebar bi ñu tudde leen ay infectiologue ñoo ne ko fii ak août buy jeex feebar bi dana wàññeeku ci réew mi moo tax ñu ni woon nan comme loolu lan wax ñoom nan xaar septembre bu septembre ñu commencé njàng mi bu ko defee école yi continuer ba septembre bu septembre ñu jàngale septembre jàngale octobre jàngale novembre dugg ba ci biir décembre bi bu ko defee ñu rattrapé temps bu doy mooy dabaatal bu ñu dabaatalee waxtu yi ñu waroon a jàng bu ko defee daan mën a def examen yépp ci biir décembre bi def CFE def entrée en sixième def BFM def baccalauréat nguuru président Macky Sall ni defuñu loolu forcé daal di ubbi seeni école kon nag moom moo décidé de exposé jàngalekat yi moo tax élève bi ko am ak jàngalekat yi ko am c'est normal parce que moom moo ko bëggee noonu moom président Macky Sall ku ne gis na bi ñuy dem ni mu def ca Liberté 5 dajale leen fa ñu nekk ay junni nit ci ab ruq bu ndaw ñuy dajale leen fa pour ñu wàllante feebar loolu la ci bëgg parce que feebar bi moom bàyyiwu fi kenn même moom sax mi ngi dem dañ koo quarantaine wala daa quarantaine boppam bàyyiwu fi ministre bàyyiwu fi kenn dal na fi ku ne dal na fi ay maire waaw kon nag bu dalee jàngalekat wala élève c'est normal ñun kay amuñu problème ci loolu mais moom président Macky Sall moo ko bëggee noonu moo bëgg jàngalekat yi ak ndongo yi ñu am feebar bi. mais daam problème bi mooy man dafa am loo xamante ni tamit aussi daf ma xaw a jaaxal. mooy décision yi bi ko président jëlee ak ànd ceeg ministère njàng meeg njàngale mi di Mamadou Talla ñu ni dañuy convoyer ñi nga xam ne ñooy enseignants yi dans les différentes localités yéen fu ngeen nekkoon ba mënoo leen woon a def benn riposte ni ñun duñu sacrifier suñu bopp. non xam nga booba ñun leen jàpp mooy xam nga dafa am loi bu nu tënk mu tudd ko la loi 61-33 man nag damay wax ne sama syndicat mosu ñoo d'accord ci reprise bi ba léegi ni d'accord ma ci li ñuy def nii damaa gëm ne affaire tappale la ak caaxaan am na nag syndicat yu ci d'accord ak ñoom mais man d'accord mais buñ ne jàngalekat yi ñëw ñoom ñoo xam nombre bi ñun dañoo jàpp ne du woon nombre yu bari moo tax ñun mënuñu ko woon mënuñu woon xam donc dañoo ñëw ba sur place doo ko gis ni effectivement espace bi tuuti woon na pour ñen fa woo parce que ñoom ñoo doon wax yan région la ñuy woo ñun dañoo jàppoon ne jël nañ seen i matuwaay mais nag loolu lépp comme ni ma la waxee ñoom dañoo décider na ren def lu leen neex bu ko defee nit ñi wàllante parce que école boobu ngay wax Notre-Dame des Victoires bu Diourbel nga xam ne fa la kaa feeñ am na yeneen kaa yu feeñ yaa may dégg aujourd'hui Ziguinchor ak beaucoup de régions jàngalekat yi nga xam ne si ñi ngi am feebar bi ña nga fa yaa may dégg donc te sax am na information yu ñu jot ni leen ne léegi ministre bi dafa wax chef d'établissement yi nañ nëppal information yi léegi maanaam bu feebar bi amee nan yóbbu ki feebar mu faju waaye buñ ko wax fenn nan ko nëppal boo xoolee Diourbel bi feebar bi amee ba journaux yi wax ko ak télévision yeeg sites yeeg yépp wax ko lim njëkk a def moom le directeur de l'établissement daa génn ne amul dañ ko koo def loo daa génn njëkk koo weddi ba mu ko weddee toogaat ay fan xam ni ñépp xam nañ ne am na médecin yeeg ñépp dëggal ko mu doo ko génne waa léegi mbir mi am na waaye ñu ngi koy faj léegi nag loolu moo lay firndeel li may wax nii dañ leen a wax ni bu kaa amee bu leen tiital nit ñi bàyyi leen rek ñu dem jël ko ndànk dem denc ko ci benn roq jéem ko faa faj léegi bu ko defee yéen ngeen bàyyi école muy kon ne parce que li ñuy daw mooy bu kaa yi bëree école yi day tëj. loolu est-ce que c'est normal. mais c'est inacceptable ce qu'ils sont en train de faire c'est inacceptable feebar bi kenn warut a nëbb te école bu mu feeñ dañ ko war a tëj ñoom nag tëj école yi dañoo xam ne bu feebar bi gënee law école yi bëri danañ tëj te bu école yi bëri gënee tëj il faut ñu dàq bac bi échec lay doon ci ñoom te dañuy dàq bac bi te bac bi parewuñ pour dàq ko nee naa la danoo bëgg xettali doomu borom barke yi daal di nërmeelal ak yelleefu doomu baadoole yi. voilà daam ci loolu li ñuy tàggatoo rek ci ay kàddu ndaxte waxtu bi dab nañu est-ce que tey yow si seen syndicat bi ngeen féete ak yenn enseignants yi jàpp ngeen ni état bi dina réussir li nga xam ne mooy année scolaire bi. mais état bi yoonam nekku ci état bi moom daa des de tëbal xale yi donc réussir échec kay am na ba pare juróomi weer nga ñàkk ñetti weeri mbas benn weeru gerew ak weeru octobre bi nga xam ne chaque at dañ koy ñàkk malgré slogan boobu ngeen di dégg ñu naan ubbi tey jàng tey nga xam ni benn ONG tappalekat boo xam si nu muy capté ay xaalisu ay partenaires techniques et financiers nga xam ñoom ñooy bailleurs yi rek
xaalisu bailleur yi rek moo ko intéressé nu ngi koy capté bu ko defee def ay caravane am def caravane tappale daal def caravane tappale ni tey voilà ànd ak yenn journalistes yi ñu wone ko ñu dem ci yenn écoles yi nga xam si amul ndox amul dara ne inondé wuñ defuñu dara mu ni voilà xale yépp a ngi jàng Sénégal alors que du dëgg at mu ne day ñàkk mois octobre grève nañ ñaari weer yoo xam lu mu gàtt-gàtt bu ñàkkul bis yépp it benn weer bi moom ci ñaari ñàkk nañ ko ak ñetti weer yi nga xam moom la fi mbas mi def te teg na sax ay fan bi ñuy ubbi le 25 donc muy juróomi weer lu mu gàtt yu Sénégal ñàkk ren ci juróom-ñeent président Macky Sall nee na yoonam nekkul ci loolu nee na leen ñàkk yoonam nekku ci du ko rattrapé léegi day ubbi ay école am lu mën a am daal mooy doomu borom barke yi ñoom pare nañ parce que ñoom ñàkkuñu juróomi weer yooyu ndaxte ñoom septembre la ñuy commencé ñu ëpp ci ñoom octobre dañ koy jàng amuñu benn weeru grève bu ñuy grève parce que ci privé bu am doole bi lañ nekk ba noppi ñetti weeri mbas yi ñoom ñi ngi doon def télé enseignement ñi ngi doon jàng à distance kon école yooyu ñoom pare nañ mais ñooñu du ñëpp ñoo ko mën doo école boobu mooy ñooñu mooy ñi am barke te ñooñu matuñu 1% ci Sénégal nit ñi dañuy gobar jaasi xam nga luy gobar jaasi mooy togg añ tibb ci reer loolu foofu la réew mi toll malgré seen slogan tappale yi ñuy wax naan Sénégal émergent bu guddee boo duggee ci banlieue bi ak ci région yi cere la ñuy jaay ci mbedd mi ak fonde moom la ñuy reere ndax nit ñi mun ñoo togg reer amuñu loon ko toggee réew mu foofu la toll léegi nag réew mu toll foofu kon tappale yi nga xam ne moom mooy am ci réew mi dafa arrêté et d'ailleurs ci lay profité wax ni Mamadou Talla gannaaw bi mu nekkee cuune mi ngi def loo xam ne di randal alalu ministère éducation nationale parce que am na programme bu tudd PAQET projet bu tudd PAQET boo xam ne banque mondiale moo koy financé mu daal di bind moom banque bi ne ko damaa bëgg nga may ma dimbali daara ci programme boobu daaray Sénégal yi bi ko banque bi mayee mu wax ministre des finances ne ko versel xaalis bi ma banque bi autorisé ko 661 millions 657 mille 238 francs muy presque 700 millions muy juróom-ñaari téeméeri millions xaalis bari la ñu ne dañ cey jënd ay ceeba ki dëwlin na ki saabu loolu lañ lim ci seen kii bi ñu dem signé benn contrat ak koo xam ne yoonam nekk ci njàng mi ma nga palais de la République tudd cellule de lutte contre la malnutrition ñu dem signé ak moom benn contrat daal ni léegi mu ni ministre des finances xaalis bi ma banque mondiale autorisé muy 700 millions yi na nga ko versé ci compte IA yi ñoo nekk ci région yi mu ni léegi bu ñu jógee ci IA yi nañ ko versé ci compte IF yi bu ñu jógee ci IF yi mu ni IF yi léegi nag yéen bu ngeen jotee xaalis bi gaaw leen noonu la ko bindee ci lettre bi gaaw leen pour wane ne am na lu mu ca bëgg ngeen verseel ma ko ci compte cellule de lutte contre la malnutrition boo xam yoonam nekkul ci njàng bi te xamul sax ci département yi fan la daara yi nekk waa léegi ba noppi nag mu ne xaalis booba da cee jël juróom-ñaar fukki millions ak benn fayee ko cellule de lutte contre la malnutrition pour lu muy liggéey te liggéeyul dara pourquoi parce que xaalis bi dañu bu ñu ko versé ci compte yi ci département yi département bu ne nañ dem ca banque ba ñu ko versé ca département ba ñu jël xaalis ba dawal seen oto dem ba ca daara bi nga xam daara bu ne xam nañ département daara ba fa ne ñu dem ca daara ba ni ko boutique bii dend ak yow ñu jël boutique ba gën a dend ak moom peut-être ñaar fukki mètre parce que boutique moom ñu ngi ci fépp même village yu ndaw yi am nañ boutique boo leen commandé fukki saako ceeb jox leen xaalis bi dañuy dem rek jënd ko indil la kon xam nga transport amu ci daara ba day jël sax ay taalibeem ñu dem ca boutique ba mu gën a dendal ñu yenu ay saako ceeb yaa ca gën a diis saabu yaag yooyu ñu jàppoo ko daal dem dugal seen biir daara commencé xéewlu waaw léegi kon ana lu fa kenn liggéey lu leen di fay mu ne léegi dañuy jël 30 millions pour seen communication pour ñoom waa cellule de lutte contre la malnutrition communication ci lan 30 millions yi pour lan la 41 millions également aussi pour fayee leen ko lépp de 71 millions 327 mille mais lii bu dul caaxaan ak tappale ak sàcc suñu alal parce que banque mondiale mayewu ko ça fait partie du service de la dette donc xaalis boobu ñun ñoo koy fay ak suñuy doom ak suñuy sët ëllëg parce que toujours ñi ngi gën a yokk leen ameel bitim réew te ñun ñoo koy fay ñun sénégalais buñ ko président Macky Sall bu fi defee ñeenti atam yi ko dese ba fégal nga xam ne day dem mais bu demee léegi ñun sénégalais ñun ñooy fay mais c'est ça la vérité parce que ku fi daanu ci nguur gi rek génn Sénégal dem toogi bitim réew donc ñun moo tax ñuy xool suñu xaalis boobu fi mu dugg moo tax man yi xaalis boobu du reese noonu li ñu wax mooy na OFNAC ak organe de contrôle yi mu ko séqal yépp nga xam ne ay IGE ay Cour des comptes nañ dem ci ministère éducation nationale ñu saytu xaalis bañ fa luubal
bu ñu paree ñu jébbal dossier bi procureur de la république mu leeral ko parce que sunu alal kenn waru koo luubal réew mu ñuy gobar jaas yi kenn waru faa luubal alalu askan wi kon nag ñun lii mooy suñu position ministre booy nag moo tax man ma demandé woon mu abal ñu parce que bu dee yow xamoo dara ba noppi da ngay randal sunu xaalisu ministère wax dëgg yàlla abal ñu nag jot na loolu moo tax ñu ne moom wax dëgg yàlla cuune la ba noppi moom alalu ministère bi jaarale wu ko yoon kon nag ministre bu mel noonu amuluñ njariñ voilà. kon yaakaar naa ni kàddu yi am na solo kon xam naa ni kàddu yi ngay tàggatoo rek ak li ngay dénk askan wi ñuy seetaan suñu mbokku internet yi téléspectateurs waaye Sénégal ak waa àdduna tey surtout li nga xam ni moo jëm ci ni mbas mi di doxee tey boo amoon kàddu yoo xam ne ji da nga koy jébbal kilifa yi ci tënk rek rawatina ñi nga xam ni ñoo jiite li nga xam ni rek mooy xeex li nga xam ni mooy pandémie ànd ceeg askanu Sénégal yépp lan lay doon. li may wax mooy ñu wax sénégalais yi lu leer parce que président Macky Sall bi mbas mi duggee ci réew mi léegi waxagul sénégalais yi plan de guerre bu leer dafa déclarer guerre sanitaire mais guerre boo ko déclarer da ngay am plan de guerre bu leer bu ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo lay jàppale ci guerre bi mooy ñun ñii nga xam ñun ñooy soldats yi ci guerre bi moom mu nekk général bi mu wax ñu lan la bëgg ñu def ko mais waxuñu lu leer parce que bu nee takk leen ni masque te joxewul benn masque loolu ça pose problème parce que nit ñi amuñ lu ñu lekk bay jëndi masque fu mu toll. kon waroon na masque yi doy ci dëkk bi beneen bi mooy président Macky Sall à part séddale ay ceeb ak yu kenn xamul moom ci boppam lim fi defagul woneegul loo xam ne doy na nit ñi parce que feebar bi daf ñu won ci ñaari weer yi ci déjà bi mu defee ñaari weer rek wala muy mat ñaari weer sax bi mu fi defee ay quelques semaines la ñu won ni yéen seeni xale yu ndaw faale wu ma ko parce que feebar bi mënta faagaagal xale yu ndaw yi. bu duggee ci seen biir tamit du leen mënal dara parce que feebar bi dafa wane ne képp koo xam ne yow xale nga ba noppi yoroo feebar yoo xam ne moom lañ tuddee les comorbidités nga xam ne ay feebaru roño nga am wala feebaru tension wala diabète te yooyu ay xale duñ ko am du ci ëpp tuuti xale ko am mooy xale yu ko judduwaale à part ñooñ presque kenn amu ko ci xale yi léegi moo tax mu ne ko man seeni xale su ma duggee ci ñoom mënuma ci ñoom dara fi noonu xale yi ñu ngi koy am ci dëkk bi di taxawaal ci dëkk bi ñoom du leen def dara xale yu ndaw yi xale yi amul 30 ans ki 35 ans non ñoom du leen def dara léegi nag mu ne ko waaye nag noonu ma ñàkk a amee doole ci xale yi waaye sa mag ñi moom ñoom lay wër ñi am 60 ans jëm kaw bu ma leen duggee rek dama leen di rey waa léegi lan la président Macky Sall def pour aar mag ñi comme moom xale yi ñoom du leen def dara na leen bàyyi ñu liggéey takk seeni masque moo tax ba muy tëj ma ni d'accord ma tëjoon transport urbain bi def couvre-feu def décision yi mu jël dara baaxu ci couvre-feu bi moo tax bi mu koy dindi nii ndeysaan da nga koy yërëm sax parce que bi mu koy dindi presque ci la réew mi gën a bëri ay cas ak ñuy dee mu dindi ko ba réew mi amul benn problème ca la ko defoon xam nga donc échec bu leer nañ moo am ci crise sanitaire bi léegi nag man li may digle mooy na am programme pour aar mag ñi dañ leen war a aar parce que ñoom la feebar bi di rey ak xale yi nga xam ne dañoo am feebar boo xam ne si daa nuroo feebaru mag donc képp ku feebar daal feebar yi nga xam moom la ñuy wax ni ku ko am moom la feebar bi gën a gaaw ci yow ak comorbidité yi ak qu'on appelle les maladies chroniques ku ko am nan la isolé ak ñi màggat ñu isolé leen def un programme d'isolement pour ñoom ñu isolé leen bu ñu dimbali sax ñooñ la ñu waroon dimbali isolé leen léegi nag bu ñu paree ñu def masque yi mu doy ci dëkk bi ba nga xam ne kenn dootu ko jënd parce que ku nekk ngi defar sa masque léegi sax façon masque bu da ngay gis ci dëkk bi sénégalais sax léegi nag dañoo takkatul sax ay masque dañ cee pare parce que xamul tax bés bu nekk ñu wax leen loo xam ne doyu leen bu tayee ñu ne lii bu subaa ñu ne lee dañ ne woon artémisia bi dañuy commencé essai clinique yi ba heure bii kenn commencé wu ko mais lu tax commencé wuñ ko parce que OMS moon leen bu leen ko def parce que Big Pharma ak OMS nga xam ne ñoom ñoo nekk ni rëjj ci biir feebar bi am ci seen i objectif ak seen i agenda ñoom ñooy imposer réew yi ci àdduna bi yëpp la ñu war a def donc ñun daal leen jàpp mooy réew mi nañ xam ne président Macky Sall nee nañu lu golo xam na boote doomam maanaam yoonam nekkatul ci ku dee ak ku dund kon nag ñun bu ñu bëggee dund nanuy raxas suñuy loxo ba mu set nanuy moytu nan aar suñuy mag ak ñi nga xam ñoo feebar ci kër yi lii moom nañ ko def bu fekkente ne bañ nañ suñu mbokk yooyu ñu abal ñu parce que fii ku fi feebar da ngay dee fi mu toll nii parce que nombre de lits yi amoon ci hôpitaux yi fees na fi mu toll nii mënatuñoo teg kenn ku am malade boo xam ne si dañ la war a defal assistance respiratoire da ngay dee parce que amatuñ benn assistance respiratoire bu des ci hôpitaux yi ñoom ñoo ko wax nee nañ hôpitaux yi fees na kon léegi maanaam li ciy dolliku ça veut dire que ku ci dolliku yow dee na donc nag loolu moo tax man jàpp naa ne na ñu jël seen i matuwaay daal la fi mu toll nii président Macky Sall daal en tant que président de la république moom sàqi na ko man ndax xam ngeen luy sàqi na mooy daw na moom pare na ci
nee na yoonam nekkatu ci ku dee ak ku dund yoonam nekku ci kon nag ku bëgg a dund baye boo nga jël say matuwaay. mu nekkoon Dame Mbodj di secrétaire général CUSEMS authentique tey moom la ñu dalaloon ci fii ci siège bi kon mu indi woon rek am njàngat ak ay leeral jëme ko ci ni nga xam ni noonu la njàng mi di doxee jamono yi ci biir réew mi ñu koy sant di ko gërëm waaye di sant également suñu mbokku téléspectateurs yi ak suñu fidèles internautes yi nga xam ni saa su ne ñu ngi bàyyi xel seen programme mu Khass TV di leen ko jox en temps réel ak fu mu mën di bàyyi ko ci biir réew mi wala bitim réew ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal suñu équipe technique bi ñu àndal di leen jox rendez-vous ci beneen numéro.